Clica. sama yéene di ab émission bu bees bu leen seen rajo seen vision média indil jagleel ko ay kàngam seen xel màcc na lool ci mbir yi nga xamante ne moom la ñuy yëngu moo xam wàllum politique économie culture santé ak yeneen ak yeneen ni fas yéene na dalal ci rajo bi ñu ñëw indi maanaam seen mëbët ci wàllum doxinu réew mi le waaye it ñoom lan la ñuy yéene réew mi le ci émission boo xamante ne bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw ñëpp la fas yéene dalal ngir séddoog ñoom seen xam-xam ak Sénégal ak li ko wër sama yéene di émission bi nga xamante ne fas yéene taxaw temm ngir wane fësal ñi nga xamante ne am nañu ay mébét yi sell jëm ci gox yi nga moom la ñuy yëngu émission boobu la ñi leen koy digtal moo di Amidou Pouy ànd ci ak Ousseynou Diallo ngeen mën ko am samedi bu nekk buy di jàpp 13h 6h Sénégal ngir déglu émission boobu la mën nga def www.senvisionmedia.com waaye it ngeen mën koo dégluwaat ci seen YouTube bi le ak la rajo Sen Vision Média kumpa jeex na ci àdduna bi le salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk rajo Sen Vision Média internet ñu ngi leen nuyu bu baax a baax leen jaajëfal fépp foo leen mën a nekk rek ci Sénégal wala sax ci monde entier bi leen jaajëfalaat comme niñ leen ko waxee rajo mën nga dëkk ci www.senvisionmedia.com ak ay application yi fasantikoo seen émission sama yéene di émission bi nga xamante ne dañ ko teg ngir fexe képp koo xamante ne am nga jafe-jafe daal jot ci média yi ñu fexe invité la ngir nga mën a joxe li nga xamante ne moo di sa yéene fii ci Sénégal wala sax ak au delà du Sénégal aussi di leen jaajëfal bu baax ci déglu bi sëñ Ousseynou bismillah. jërëjëf sëñ Hamidou Pouy ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokku auditeurs yeeg mbokku internet yi ñu leen di wax ne comme ça su nekk samedi bu jotee midi jàpp 13h ñuy dalal benn gan ci émission bi di sama yéene. daal di la jaajëfal comme ni nga ko waxee rek sama yéene di émission boo xamante ne rek fas yéene daal feex élection yi ñi dalal ñi ngi jox priorité ñi nga xamante ne ñoo di laajaat baatu askan wi wala sax ñi nga xamante ne daal doon nañu ay maire fas yéene ñëw def seen bilan fii ci rajo bi loolu moo tax ñi dalal tey kii di monsieur le maire de Thiès Est di Pape Bassirou Diop sëñ Pape Bassirou ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu mbokk sénégalais yépp particulièrement nag la commune de Thiès Est ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla def ñu am kendalu jàmm. di wax ni ñaan moom dafa jaadu ci doom jullit bu nekk. di ñaan ci yàlla suñu borom yénne mbas mi nga xamante ne nag moo nekk ci àdduna bi lëmbe ko. amiin yal na ko fi yàlla gaaw jële waaw fii ñu ñëw tey di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek yàlla nekk njariñu askan wi ñu dégloo ko xel man ci jële lu baree bari te encore di leen ñaanal rajo bi nga xamante ni tam ñu ngi soog a ñëw tey di ñaan mu dem a dem ba fi ngeen ko bëgg mu àgg fa di jëfal bu baax a baax comme ni ñu ko waxee sànq sëñ Ousseynou kon ñu bàyyi nga defal ñu maanaam parcours am bi nga xamante ne am na loo xamante ne jukki nga ko maanaam si dundu sëñ Pape Bassirou Diop maire Thiès Est. jërëjëf Hamidou Pouy comme ni ñu ko waxee rek sunu gan tey di Pape Bassirou Diop mu ngi judd ci atum 1959 ci dëkk bi ñuy wax Taïba Mbaye mu doon koo xam ne nag bokk na si ñu njëkk ñi nga xam ne fekk ji woon nañu kii di maître Abdoulaye Wade ci parti bi nga xam ne taxawaloon na ko di PDS xareek moom ànd ak moom ci liggéey bi ba mu jot li nga xam ne mooy nguur gi moom nag teewul ne dëgg la jàng na école waaye nag dafa teel a génn école bi ngir dem jàppale ay waajuram ba tax na loolu yàlla def ko mu doon opérateur économique bu mag boo xam ne tamit tukki na ci ay réew bu ci mel ni réew mi ci mel ni États-Unis ba tax na sax mu am fa ab kayit depuis 1985 waaye ngir ñëw dimbali askanam ngir ñëw dimbali tamit goxam bi di Thiès mu daal di bàyyi loolu yëpp ginnaaw ñëw rek daal di sóobu encore ngir laaj lii di mairie Thiès Est di fàttali ne tamit yàlla moo ko def na ko mooy maire bu njëkk ci commune Thiès Est Hamidou Pouy. jaajëfalaat bu baax a baax sëñ Ousseynou comme ni ñu ko waxee woon rek ñu bàyyi ko moom sëñ Pape Bassirou amee lu muy compléter rek maanaam gàtt na waaye am na solo. waaw jërëjëf Ousseynou ak ñëpp ñu ñuy déglu. donc xam l'essentiel wax na suñu parcours. effectivement ñu ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Taïba Mbaye ci commune rurale bu Taïba Ndiaye foofu lañ juddoo jànge foofu aussi comme ni nga ko waxee teel nañu quitter les bancs mais yàlla def nag ñu nekk suñu destin di yëngu nag comme ni nga ko waxee teel a génn dem bitim réew comme ni ñuy waxee immigré donc en 82 lañ fi jógee
dem jaar Afrique ci dëkk bu ñuy wax réew mu ñuy wax Mauritanie jóge fa en 83 dem réew mu ñuy wax Espagne en 83 jóge fa 85 ñëwaat Sénégal def fi séjour bu gàtt jóge fi dem États-Unis en 80 ci lépp ci 85 bi donc foofu nag fa lañ dem mais bien avant xamal nañ lan mooy PDS parce que suñu waajur aussi itam bu dee ci wàllu politique PDS la doon yëngatu def naa bokk nañ ci communauté rurale yi ñu njëkk a gagné ci Sénégal en 78 Ablaye Wade mooy communauté rurale bu ñuy wax Taïba Ndiaye foofu te Ali Lo nekk fa le maire donc jamono yooyu papa Ali Lo doon ak sunu papa ñoom ñoo fa nekkan doon xëccoo ñi nekk ak Senghor ñi nekk ak jamono jooju Ablaye PS ak PDS donc moo tax ma ni kon doomu politicien la donc yàlla defi comme paa bi di ko bëggan ma loolu nag sans boobu laa am bu man itam mu animé ma ba ma dugg ci mais fi ma commencé sama activité dëgg-dëgg nag c'était aux États-Unis en 85 parce que li ma ci dugaleen aussi mooy xam ni gis ni foofu mel ni mu développé te ma xam ni ak lu mën a xew nag dama jàpp bu ñu demee lañ fay jële ak lañ fay gis dafa am lu ñu war a jàngal dafa war a am loo xamante ni war nañ ko ci war nañoo mën a xalaat ni lii war na mën a doxal suñu réew parce que dañoo gis gouvernement ba foofa donc gouvernement lépp politique la man noonu ngay def ba ñëw ba yore ba ñu dénk la ko su la ko dénkee ngay doxal ñu gis ñoom it vraiment nañuy doxali seen réew surtout nag ci wàllu démocratie yàlla def it ñu ab ku nga xam ne ni PDS parti démocratie la donc loolu moo ma animé woon ma dugg ci nekk ci fa laa commencé les activités ba ni ma ñëwee Sénégal nekk ànd ak dugg nekk ci PDS boobu jamono jooju sax Boubacar Sall moo fi nekk en tant que coordinateur moom moo nekkoon coordinateur ci Thiès ñu ànd ak moom ba ni yàlla defee Idrissa nekk fi lii mooy sama jaar-jaar li ma dugal ci politique rien ndax rek bëgg réew mu changé waaw parce que boobu tam PS gis nañ ci loo xamante ni vraiment nekk na loo xamante ni bokkul ak li nga xamante ni moo doon war a mooy réew mu développé dëgg doon dox mais ñu ne nag ak PDS ak programme Ablaye Wade bi mu am ñu gëm ni moom dina mën a changer réew mi parce que nag après tout boo demee ci réew yi changé yépp itam fenn nga fa gis yàlla nekkul yàlla fépp la nekk ay malaaka néew fa ay junne nekku fa ay nit ñoo ànd takku àndandoo pour développer seen réew parce que da ngeen toog ak ngeen dégg ñaan Dubaay kañ la fi woon Chine kañ la commencé yeneen kañ la commencé te loolu ay doomu aadama fa nekk boole seen i xel seen i xalaat mais pourquoi pas nag ñun Sénégal bu ñu gisee xamante ni programme am jëm na foofu te ñu xool ñi fi nekk bokku ñoom ak gis-gis loolu moo ma gën a animé ma ni nag il faut que naa suivre PDS bi parce que ñun li ñu gëm mooy Sénégal avancé Sénégal war a développé loolu mooy li nga xamante ni mooy laa gis mu animé woon ma ba ma sóobu ci nag xaar ci nag sama tànk tubéy bëgg rek mu changé. diggante bi maanaam rëcc woo ci dara si dugg si sa wàllum politique def politique bi bàyyi li nga xamante ne moo di tukki yeeg yooyu yëpp daal. waaw si li ñu naan lépp nag lu ko waral lépp rek li ñu naan destin. parce que mën naa ne am nañu ñoom fa nekk ndool taxu ñu dugg ci politique. te gis nañ ni réew ma gis nañ ne foofay développé ni muy doxe mais taxu xañ na li ñu naan leen doomu aadama bu ne rek ak sa destin. yàlla def na mu nekk nag destin ma ne nag naa ci dugg. mais vraiment am na loo xamante ni nag am na regret fu mu ci am. parce que nag ni ñu ko bëggee woon dëgg am na yu ci manqué. moo taxit nag duñ ci du découragé wuñ ci nag il faut que ñu lutter parce que destin bi dañu naan sacerdoce la. il faut nga ñafe. pour que loolu mën a dem. waaw diggante bi maanaam bi ngay door politique jamono jooju mu mel ne PS rek moo fi nekkoon bari doole lool ak jamono ji di parti bare maanaam défini politique bi lan moo ci changé ba tey dëkk bi bari ràcc-ràcc la si wàllum politique te daanaka jeexintal bi daal askan wi pour ñu gis ka jafe-jafe lay doon si ñoom. waaw loolu moo tax man personnellement xam nga maa ngi dugg ci liñ ci nit di nga nekk ci dara. donte ni la nga ca bëgg yëpp amu ca. am na ay manquement yu bari. mais li ñu naan tant que yàlla jeexalu ko rek mais du tere nag nga wax li nga xamante ni moo nekk. muy dëgg parce que nag vraiment politique bi
fii en Afrique wala ñun fi ñu gën a bokk xam ko muy Sénégal li doxul bari na ci côté parti politique yi ci côté population bi mais regret bi dafa nekk foo xamante ni suñu man personnellement sama conviction li nga xamante ni moom la li ma ko fi ma ko bëgg dëgg dafa naa ni des na parce que nit ñi tam il faut que ñu xam li ñu bëgg parce que réew moom bu waree développé il faut xam nañ fi ñu war a jaar pour mu développé parce que dafa am ay urgence dafa am ay priorité te dama gis ni yu baree bari nag loolu dañoo topp politique ba nga xamante ni suñu temps bi dañ koy basé wu ci politique mais politique dafa am fan bu jeexee nag dana war a jublu nag ci li nga xamante ni mooy doxal réew mi mais bari na loo xamante ni nag vraiment daal des na mais nag ñu ngi ñafe daal pour que mu gën a changé. mu mel ni rek li ñuy faral di wax ne politique moom ñett la. kii wàcc kii toog ba pare ak kii bëgg a toog moo tax coow li foog mu bari sëñ Ousseynou ñu ñëw rek si parti réew mi ak relation bi ak APR. waaw comme ni ma ko waxee rek nee na fu mu toll nii rajo yi xaw na bëri mais tamit bu ñu seetloo ne kii di leader am ba maanaam parti bi nga xam ne si la bokk mi parti réew mi daanaka fekk ji na ki nga xam ne moom mooy Macky Sall maanaam ci APR mu doon liggéey boo xam ne tàmbali nañ ko ñoom seen biir ndax réew mi fu mu toll nii yéen a ngi ciy gis seen bopp. waaw parce que gis gi bopp mënul ñàkk parce que ku nekk xamal na la parti réew mi dayo bi mu am ci Sénégal ba ci nattukaay yi mujj a passé ci 2019 ci élection yi ku nekk xam na réew mi ku nekk itam xam na Idrissa wax dëgg yàlla kon la veuille non ku nekk xam Idrissa moom damay jàpp ni ci Sénégal bokk na ci nag les hommes d'État yi nga xamante ne nag ñu am yaakaar la am nay quoi qu'on dise am nay qualité parce que nul n'est parfait nag doomu aadama bu nekk am ngay manquement mais bu ñu waxalee dëgg xam ni c'est un homme d'État donc bu tolloo foofoon ci jamono 2019 comme ni nga ko waxee ak ci élection yi ñu génn taxawaay bi mu ci taxaw ak fi mu ci toll woon su demee ba élection jeex ba nga xamante ne nag réew bi ñuy wax réew muy Sénégal ñëpp ñoo ko bokk bon ñu woote comme li ñuy wax dialogue le président de la République woote dialogue kilifa diine yi fi nekk woote dialogue moo xam diine bu fay nekk ak ñi ñu baax ñi nga xamante ni bu nu sañ dañ nan ànd tabax Sénégal parce que defe naa ni bi may dugg léegi way bi ngeen ubbee dafa naa ku ko dégg xam ni Sénégal loolu rek la mën a demee benn bopp la waruñu ko mën a xar ñaar loolu ci la taxaw que le président bi mu tàllalee ñëpp loxo pour ñu dialogue pour war a mën a indi Sénégal bu bees de nouveau maanaam dal pour war ko mën a jariñoo li fi nekk ci ressources ak yépp parce que nag wax dëgg yàlla quoi qu'on dise 60 ak léegi 1960 ak léegi yàgg na mais bu ñu waxante dëgg nag ba nëgë ni xam nañ ni mooy li may wax rek des na avancement yi des na bien rek am na loolu am mais li des moo ëpp parce que waroon nañoo dépasser nag fii donc bu ñu ko bëggee base ci coow xëccoo niiroo ŋaayoo waxante defante dafay xaw a indi jafe-jafe tardel réew mi un vrai homme d'état nag comme lu mel ni Idrissa bu ñëwee ñu woo ko mu nangoo dem waxtaan ak le président de la République wax lañu wax dafa naan ci biiri waxam wax na ko ni na waxtaan na ak président de la République am na lu bari lu mu ci wax ni moo ko tax mu dugg ci pour njariñu Sénégal pour aussi askanu maanaam kilifa diine yépp ñi ko doon sàkkot mu xam ni ñépp intéressé am na lu nu bàyyi nañ ko xel ci moom mi bu ci bokkee Sénégal war na mën a jëm kanam di njariñu ñépp loolu moo tax mu accepté dugg ci discours am dégg ngeen mu wax ni am na lu nag man wax na ko mais am na loo xamante ni waxu biir la donc xëy na lépp kenn mënu koo teg ci penc mi mais moo tax ñu jàpp ni ak ñun ni nga ko xamee gis nañ ni njariñ Sénégal tax mu dugg ci muy loo xamante ne Ousseynou boo amul question nga may ma tuuti muy loo xamante ne wax dëgg comme ni nga ko waxee ne askanu Sénégal mooñ tax a jóg mais tey boo gisee maanaam kii di Idrissa Seck tamit toog lu yàgg nit ñi duñ ko dégg duñ ko gis mu xëy rek dem si président Macky Sall dem ànd ak moom est-ce que loolu tamit du jur beneen jiixi jaaxa si ñi nga xamante ñoo farak waa réew mi non xam nga moom ci waxam wax na leen ko ni leen bi muy wax bi mu demee ci moom ba ñëw ba def point de presse dégg ngeen ko mu ni donte ni am na ñu muy jaaxal ak ñu muy naqari parce que def na tam li mu am na ñu mu ci jot a consulter donte ni du ñëpp
mais nungul na ñi nga xamante ni sax consulté wu leen nungul na seen xalaat ñi mu consulté ñun nungu tam ni ko loolu rafetlu nañ ko rafetlu na seen xalaat parce que ci lañ bokk loolu moo waral man la parce que nekkul loo xam ne mënu woon a woo ku nekk mu wax la ne la damay dem parce que nag dafa am certaines décisions yoo xam te ni boo koy jëlit man nga te concerté wu wax ni lii ak lii parce que nag comme dañ ni mooy le chef de parti ñu doyloo ko aussi bu noon ci waxam laajuma kenn wala kenn yëgul mais dégg ngeen ci biir wax mu ni am na ñu mu jot a laaj ñii nungu ñii bañ waaw bañ mais nungu gisuñu daal ni loolu mooy affaire bi mais tëriwul kenn ko nungu jox na la sa cër boobu loolu moo waral wuy ji bi loolu mbaa du néewal doole fii réew mi au niveau Thiès parce que ku ne Thiès ne réew mi mais gisuñu parce que bu ngeen xoolee nag Thiès moom nattukaay yi mi ngi fi defe naa ni ba ci le président de la République gis nañ bi mu fi ñëwee accueil bi nga xamante ni bu chaleureux bi nga xamante ni la ko réew mi defal kon xam na ni Thiès moom vraiment am na borom mais amul xiiroog ngaayoo si diggante waa réew mi ak waa APR non pour l'instant day déggaguma ko gisaguma ko bu ama nit man naa ko wax ni leen raison yi ak li moo tax mais pour l'instant gisaguma ko déggaguma ko léegi parce que nag comme li ñu wax rek ñaar ñi nga xamante ni ñoo ko seq muy le président de la République Macky Sall ak le président Idrissa defe naa ni ñoom ñaar comme ñu ngi ci dynamique bi ñu nekk comme ni leen di tooñee daal mburok sow mi daal waaw te dañu ñaan yàlla sax mu gën a am na mu suukar bi ñu gën ko mën a ñu gën ko suukar comme ni ma ko waxee président bi fi ñëwee ni ko ne mburok sow moom baax na lool mais ku ci def suukar nag dina neex lool ci njaayeen bi macha allah waaw Hamidou xanaa rek bu nekkee ci sa ndigal ñu xool tuuti jàll ci wàllu mairie bi nag ñu fàttali ne moom mooy jiite mairie bi nga xam ne mooy Thiès Est yàlla def na bi nga ko jiitee ba léegi ñàkkul am na loo xam ne yéene woon nga ko te def nga ko fa ndax mën nga ci jàngal tuuti rek foofu noonu waaw mën nañu sant yàlla ci côté boobu parce que nag ci mairie bi def nañ ci suñu kéemtalaay kàttan suñu yéene et bu ñu xoolee def naa ni bu ma leen waxee mairie bi Thiès Est ni mu bindoo ak li fi nekk ci niche de recette bokk nag ci maire yi nga xamante ni ci bokk na ci communes yi ëpp parce que bu ma la nee 160 000 habitants mat nañ ko presque da ngay da lay xaw a yéem bokk te it boo ko xoolee ci côté les ministres de recettes yi lu mel ni ay services ay sociétés yu baree bari amul ci Thiès Est mais terewul nag ñu ngi ciy parce que bii noonu maigre moyens yi ni amuk néew def nañ ci ay réalisation yoo xamante ni njariñ la ci secteur ya mu nekk te muy secteur yu am importance balaa ngaa wax tuuti rek li ngeen jot a réaliser yaa ngi wax ne ay maigre moyens kon mën nañu xam fi ngeen di jëlee maanaam recettes yooyu waaw mooy comme ci taxi yi ci station yi ci banques yi fi nekk ci service yi nekk ci ODP yi ci maanaam comme ni ma la ko waxee daal parce que lépp lu nit di jaay rek dafa am taxe yoo war a fay. budget bi war a toll si ñaata. budget bi mi ngi toll ci ay 600 et quelques millions. parce que 700 millions yu manqué. te nag le budget bu ñu dégg ni loolu la. c'est prévisionnel. parce que dañ koy wuti. mën naa am doom. soit nga réaliser yenn saa yi 40 wala 50%. ay 500 millions 400 et quelques millions. kon xam nga ni déjà loolu bu ñu ci ñëwee ne di ci réaliser loolu. donte ni budget bi bu matan sax. damay jàpp ni. budget bu maigre la ci population bu doy noonu parce que nag bu la nee 700 millions la yu manqué tey nga am population 160 000 habitants boo leen ko doon séddale dafa na kenn du ci am 2000 francs ci loolu noonu lan ngeen ci jotul def loo xam ne yàlla suturaal leen ci daal ngeen réaliser ko fii ci mairie Thiès Est waaw sant nañ ci yàlla bu baax nag parce que lu bon boo leen ci équipement marchand def nañ ci lu am solo parce que defe naa ni ku xam marché Mossanté yi nga xam parce que am nañ 4 marché lañ am marché Mossanté marché Xelga marché Xelkom marché Ocass donc tey parce que li may wax nag dafay nekk loo xamante ni dama la naan demal nga xool pour ñi ñuy déglu parce que man du ñu toog fii di wax pour faire les beaux yeux de quelqu'un ou de quoi qu'on dit déedéet dañ ciy seet suñu diggante yàlla parce que dama ànd ak élus yi ci commune bi yépp di leen sant ñooñu parce que luñ ci man rek gannaaw yàlla ñoo la parce que les élus sont souverains
suñu amee bureau municipal ba ñu arrêté suñu comment dirais-je dem suñu programme bu ñu mën a tëral ordre du jour yëpp xam na donc dañuy ñëw suñuy point aksi ñëw présenté ko conseil municipal bi ñun ñu voté ko bu ñu ko voté dañ ko voté devant le préfet le représentant de l'État le représentant de l'État approuvé ñu soog a dem nag ci liggéey bi moo tax man dama commencé ci boo demee ci côté secteur boo ci tudd rek yi nga xamante ni suñuy priorité la def nañ ci lu am solo. occasion la tey ngir askan bi xam loolu. voilà muy santé. éducation ak équipement marchand yi comme ni nga ko waxee. lu ci ne def nañ ci lu am solo moo tax ma la lu ci ne lu lay wax lépp lu nekk dañ la naan dem nga xool. xool ko ni meleen avant ak ni mel bi ñu fa jaaree. nga dem marché mu santé boo demee ci mbaar mi defe naa ni mbaar mi ça date defe naa de 58 mais boo fa demee ni nga ko réaliser vraiment xool dafay sedd parce que waxuñu ko ñun wax nañ ko mais sañ nañ itam ak les délégués ya fa nekk am nañ ci mbégte parce que ñoom ñooy ànd war koo liggéey parce que foo dem dafa am des délégués yu fa nekk ci marché yi. marché dañ leen di woo wax leen lii lañ bëgg te suñu yéene ëppoon na loolu maa ngi koy wax ci rajo. parce que amoon nañu benn partenaire boo xamante ni li ñu naan PPP bi mu ñëwoon am programme presque marché boo xamante ni moo doon dàq ci Afrique de l'Ouest 2 milliards 600 et quelques millions. souterrain. fan ko bëggoon def fii marché mu santé dañ ko doon raser complètement defaraat souterrain nee naa la un budget de 2 milliards et quelque c'est quelque chose. ba affaire bi avancé woon loolu sax mais malheureusement xañ na ak commerçant yi du ñu mën a comprendre. parce que tam bala ngaa amuleet di nga toj nen. loolu moo doon suñu difficulté ak ñoom. yàlla dogal nag def plan yi génn na ba ñu voté ko ba approuvé lépp ba war nag ba def étude yi tout malheureusement xañ na ñoom gis nañ ni xañ na dina am coût effectivement dafa war am coût parce que nag marché yi dañ ko war a dafa war a moderniser parce que boo duggee ci boo ba yàlla mayen ngay génn dem xool ci pays parce que lu ci nekk il faut que ñuy wax nag ñu leen gis su amee njariñ dañuy yéene ni Sénégal mu ci war a gën a njekk mais mën a gunóo am nag vraiment population mën a gunóo am daal defe naa kii daal des na niveau yi pour ñu mën a xam ni war nañu dépasser fi ñu nekk parce que nag bu dee xam-xam yi am na fi expérience yi am na fi donc loolu dañuy lancer appel tam nit ñi xam ni suñu jógee di defar dañ ñëw ni parce que bu ñu tegee ci place bi suñu responsabilité dafay engagé wu selon loolu nag moo waral ñuy oser di xalaat ni dana war a def lii dana war a def nii dana war a def nii loolu moo waral marché mu santé soo demee marché poisson fa mu nekkoon boo fa demee gis ko tey nga xam ni ils ont félicité nga jóge fa ñëw ci mbaar mi fi mu ne inauguré ko mbaar bu mag bi nekkal mu santé nga xam moo nekkan seul le marché boo demee gis ni ñu ko defaree ak des étals yoo xamante ni ak des cantines 40 quelque yaa ngi dégg cantines yoo xamante ni pavé carrelé dale mais c'est quelque chose boo xamante ni vraiment la population yi nekk foofu am nañ ci mbégte. mën nga ñu fàttali tuuti ñaata ngeen dugal foofu ci xaalis. bon le budget là-bas c'est encore combien bon war na mat xam naa en cours de kii dinaa ko mën a xam. pour bañ a juum. mais c'est des millions. de toutes les façons parce que marché moom. comme ni ma la ko waxee. mbaaru mu santé boo ko ku ko estimé. xam ni c'est des millions moo fa dugg ci cantine yi donc moom ak poisson bi aussi defar nañ ko moom ba inauguré ko depuis daaw donc mu des mbaar bi te ba ci des it mooy fi fëgg jaay bi nekk moom lañu war na commencé loo ak hangar bi donc moom it budget mag yëpp génn na donc defal nañu conseil municipal ba adopté ko ba am approbation ak yëpp donc entreprise bi enchaîné rek moo des dañuy xaar juste ñu inauguré bi ñu enchaîné ko. foofu yaa ngi doon wax maanaam si jafe-jafe yi ngeen di am ak commerçant yi pour taxawal marché moderne bu bees ak yooyu noonu mais est-ce que du parfois li daan faral di am da ngay gis kii day ñëw ne damay defaraat marché bi maire bi mais bu marché bu ñu ko defaree ba mu paree après dañuy jël maanaam quantité di jox ko ñeneen comme ni ñu koy waxee seen militant lañ koy jox ak yooyu noonu est-ce que tamit du jotul ngeen xool beneen approche de communication boo leen mën a waxtaan ak ñoom ngir seen xel gën a mën a dal si loolu ba projet boobu nga xamante ne mën nañ lu ëpp na milliard ngeen mën ko réaliser foofu noonu. waaw très bien xam naa dinaa ñëw ci point boobu mais ma àggale nii la dama la limal la nii la 4 marché la am. waaw
marché xel ga defar nañ ko depuis 5 ans ba ñu inauguré ko. mu pare ñu commencé waat beneen élo bi. pour war ko def R+1. beneen bi nekk en chantier actuellement. dale nañ ko ba décoffré pour war a enchaîner bi ci premier niveau bi. premier bi moom rek moo des. nga dem marché Ocass aussi moom itam hangar bi defar nañ ko te marché Ocass mën naa ni defe naa ni ñi ma dendal ki ma àndal nii soo ko ñëw foofu la dëkk. marché Ocass depuis la création musul am sax des toilettes. donc la mairie dafay ñëw xool askan bi li ñu bëgg. mu ànd ci ak ñoom donc marché bu ñu ci dem rek wax naa dafa am ay délégué. parce que nag mi ngi mel ni fii rajo bi kër gi boo ñëwee da ngeen ñu dalal yéen ñi nga xamante ni yéen ay responsable et pourtant am nañu fii ñëw def na am nay salle femme de ménage am na ay gardien am nay nangam ak nangam mais vous les responsables yéen a toog wax ak ñun dalal ñu nit noonu la ñuy def ci bépp secteur bu ñu dem bi ñu demee marché Moussante délégué yi la ñu toog wax ak ñoom ànd ak ñoom salle délibération wax ak ñoom li ñuy soxla musuñu def ba ci boobu nga wax ni ci cantine gi xañ na dañuy seen xalaat ni dañ koy jox ñeneen ak déet non parce que marché bu ñu defar dañ naan ña fa nekk ñooy priorité vous pouvez vérifier marché xel ga am na ay Nogay Sarr moo fa nekk ak ku di wax Modou Gueye ñoom soxna Ndoy ñoom ñooy les délégués ñoom lañu daan defal des rencontres ndax ñoom ñoo xam ña fa nekk ñun bu ñu waxante dëgg xam ne nit nag bëgg a wax wala bëgg a xalaat leneen ci affaire politique ak leneen mais marché li ñu concerné ñun bu fekkee dañoo am coow ak les délégués moo am problème mais doo gëgoo benn marché fii ñu ni am na mairie Thiès Est problème ci problème mu cantine wala problème mu étape déedéet parce que ñoom la ñuy bàyyee lépp suñuy defar dañ naan yéen a ngi xam entreprise ba fay nekk sax bu fekkente ni dafa day bàyyi lépp waa marché ba pour mu bañ a am benn coow donc moo tax ma la dégguma ci benn xañ na da ngeen ni dégg naa mais man gisuma dégguma parce que marché bu ci nekk rek laa la wax vous pouvez vérifier d'une manière générale laa la wax quoi li nga xamante ne en général mooy faral di am yeneen waaw mais marché man suñu bés beneen xaw ma mais bi nga xamante ni moo na concerné la moo tax may wax ma gën ko leeral noonu ni la da ngay dem ci délégué yi fu ci ne mën naa laa waxal délégué ba nga woo ko nga laaj ko donc ñun suñu côté loolu amu fi vraiment wax dëgg yàlla ak nos délégués vraiment tout se passe bien ci yu di jot a defar yépp priorité ña fa nekkan ñoom lañ ko jox marché xel ga ña fa nekkan ñoom lañ ko jox te bu ci nekk la mairie da ciy contribuer mën naa ko commencé ci marché xel ga marché xel ga defe naa ni en 2009 bi ñuy campagne fa laa njëkk a taxaw moo tax maa ngi ciy sant yàlla bu baax parce que ba ma fa jaaree gis ni mu mel ay batt lañu samp takk ci ay sagar pour mbaar ma wax ma leen bu nu yàlla dimbalee ba ñu jël bu soob yàlla lu ñu njëkk a am ci lu jëm ci marché fii lay doon loolu moo tax ma njëkk a defar booba ba inauguré ko ba ñu ko defaree ñoom ña fa nekkan ñoo ko jël ba ñu xoolee ba ni place yi manqué na moo tax ñu songaat beneen élo bi te ba ñu koy defaree defe naa ni ku xam kiosque yi ñu daan defar ay kiosque ñu leen ko doon jaay ñoom ay 700 800 mille ñu ñëw jox leen place bu ñu dale rideau porte rideau carrelé éclairage lépp ci 1,2 million loolu defe naa c'est raisonnable. d'accord muy loo xamante ne wax dëgg am na solo mais kon mën nañ jàpp ne. xel des it marché Xelcom des na. waaw on a un programme. marché Xelcom am nañu programme. ba defar études yi ak yépp parce que marché Xelcom ça date depuis boo xamante ni jamonoy PS la woon. boobu kiyeegul. marché boo xamante ni vraiment dañ ko commencé woon mais jotuwoon àgg. moo tax état d'avancement ni mu mel jéggi dayo sax. ba nga xamante ñu bari dañu koy fàtte. mais comme ci suñu commune la nekk am nañu entreprise boo xamante ni wax nañu ak moom. wax ak waa marché ba aussi ba war na ñëw reprendre ko presque en neuf avec 200 et quelques cantines. ak des magasins. loolu tam ci suñu projet la. parce que xam dañu équipement marchand mënul ñàkk et puis des équipements modernes aussi yu nga xamante ne au moins xaw na niru ak jamono waaw loolu moom moo tax ci équipement marchand moom sérieusement la commune def na ci effort yu mat sëkk kon mën nañ jàpp ne fu mu toll nii
sa xel dal na si maanaam demaat élection yi maanaam daganaat baatu askan wi. non àgg bala ñuy àgg foofu dafa réalisation am pare ngeen waaw déedéet am na yu des ndax fu mu nekk nii daanaka marché yi nga wax waaye foog naa ne wàllu école yi am na ndimbal wàllu yoon beeg yooyu assainissement am na loolu si jot a def. tout à fait parce que wàllu école yi boo dem parce que man samay priorité comme li ma leen ko waxee santé la ak éducation. éducation parce que li may wax faral di wax ni jumaa ji jàkka yi lu ñu rafet te nit ñi jànguñu kenn du ci dem. yaa ngi dégg. hôpitaux yi itam lu ñu rafet te nit ñi jànguñu ba xam wàllu faj médecine duñ fa dem. kon il faut que nit ñi dellu si waat suñu xel. et puis di ci lancer waale appel état. priorité yi nañ koy def. ou bien ñun ñi xamante ni ay maire lañu. nga xamante ni pouvoir président la ñuy exercer. xam na wax donc ay ndawam lañu. ñun de man li muy dégg man sama priorité mooy ak ñi ma àndal santé la ak éducation te loolu dara réew mu développé te amoo ko du sotti loolu moo waral ci éducation defe naa ni def nañ ci lu am solo. comme lan par exemple. dama lay citer rek benn fii rek defe naa ni Silema soriwul fii. lii soo nga nekk maire. école boobu musul école Silema mooy la mën nga mag fay. musul am. miir ñaari école la. ku mu sa xale yi dañu daan nekk ci classe. am ku sax xelam xaw a wàññeeku ko xelam xaw a manqué. mu daw dugg ci classe xale yi daw. parce que foofu ànd naa jàng. sécurité dafa am. amul sécurité. ñun man bi ma ñëwee dañ parents d'élèves yi dañ noonu dañuy dem nañ inspection. boobu temps defe naa Talla Faye moo fi nekk di demander xaw wala beneen ku xamante ni moo jiitoon Talla dañoo mujjee dem ba tële ñu ni dañuy sàkket ñun bi ñu ko waxee. ñun ñoo koy collecté la commune de Thiès en commune d'arrondissement boobu lan doon nekk woon commune pleine d'exercice ñoo miire ñaari écoles yi séparé ko di chaque année ñuy doté fourniture scolaire 12 à 10 millions. ci chaque année ci école ci lu toll si ñaari école primaire. ci 19. xam nga wax. mais bu ñu xoolee état école yi ni mu mel. ci ni mu délabré. wax dëgg yàlla tam nga xam nga bëgg éducation bu kii. donc dañuy féliciter tam les enseignants ak vraiment parents d'élèves ak élèves parce que bu ñu xoolee résultats yi ni am ak conditions yan yu nekkee vraiment mu jar ñu moo tax ñu war a taxaw foofu seetlu fexe ba moderniser wax école yi mais da ngay gis école yoo xamante ni ab président le ministre wala mu la fi laa jàngee woon en 1900 nangam ba nëg ni boo demee la fa nekk na fa nekk kon ban pays lañu war a nekk il faut que ñu bàyyiwaat xel ci loolu parce que loolu moo tax bi ñu ñëwee école bu nu am bu ci nekk defaraat nañ ko ba ci Cité Lamine gii soo demee mën naa koy liiral ay defaraat ay salle de classe ay dem ba jaxate en 2018 lan njëkk am benn partenaire bu nekk Italie 8 millions classe yëpp lañu defaraat nga dem école Diamaguène tout récemment defe naa ni ça date de 58 comme li mu la wax xaw ma ministre xaw ma député xaw ma maire bu fi mos a jaar ba réhabilité fa dara wala réfectionné fa dara mosuñu koo xam mais ñun soo demee dañu ko def en 9 toiture bi ba ci carrelé toutes les 13 classes. peinture école bi yëpp. loolu lu ñuy wax nag dañ naan demal nga xool. image yaa ngi fi. wala li naan weddi gis bokku ci. nga dem école Balabé 2 def construire nañu fa benn école de toute neuf moom benn franco-arabe de 6 classes ak 2 blocs sanitaires. fii Silema def nañ fi moom itam benn école ak 2 blocs sanitaires. nga ñëw ci école yi nga xamante ne Cité Lamine yi ñu prévoir yi nga xamante ne defar nañu ko ren ay école yu Demba Diakhaté fii ñu yokk 2 classes Ablaye Yakhine ay Nina Fall Amary Diop gis nga ak ay bloc sanitaire bloc d'hygiène ay clôture ay point d'eau équipement 2 classes ak en mot de cadre yokkaat nañu ko fi. nga dem parcelle unité 1 parcelle unité 2 loolu lépp def nañ ko ci école yi. ba ci case des tout-petits bi nga xamante ni. mi nekk Cité Senghor moom itam def nañ fa 3 classes boo war ko réfectionné waat cette année ci encore nga dem ci santé aussi la même chose boo demee ci santé poste de santé yi ñu am defe naa war nañu tabax benn war pas defe naa parce que de source de lu leer la ndax voté nañu ko ba pare fayu war nañu fa defar benn poste bu bees. sa mairie mu ngi boot ñaata poste de santé fu mu toll nii. 8 waaw yaa ngi dégg defar nañ ko nga dem parce que santé cité ñax dañ ko war a réfectionner encore toute neuf nga dem cité Kër Xaadim
poste bu bees nga dem bu R100 la même chose defaraale logement de sage-femme donc dafa ci santé ba bi nekk wetu école wetu poste bi rek bërki démb lañ ko réflexion lañ koy doon réactiver ci kaw di ci def di ko étanchéité parce que dafa doon am fuite d'eau poste de santé bi nga xamante ni moo nekk Sompaté ñu ngi demandé toujours di bind district pour mën a am centre de santé parce que dafa jaadu lu doy ni commune Thiès Est war a am benn poste de benn centre de santé parce que am nañ place bi ak yooyu comme Pouy mu nekkee amoo benn laaj sax xanaa ñu réalisation ci des aussi ci bu ñu xoolee ci Covid bi rek ci troisième bi muy soog a dugg def naa mois de mars la dugg Sénégal pour ñu xam le 2 le 3 rek doté nañ ñun tous les postes des lits médicalisés ak suñu benn partenaire bu nekk Allemagne des lits médicalisés des tables yi cheveux yëpp ay matelas ak gel yi ak masque yi loolu la ñuy déparé ci ñoom te datel woon parce que ku ne xam na ni commune bi xam nañ ni ñun li ñuy wax naa mooy suñu priorité ñu ngi ci taxawoon ci parce que bu ñu xoolee en 2009 les postes yi fi nekkee jamonoy coupure courant coupure électricité bi mu commencé poste boo ci dem dañ leen wutal groupe électrogène parce que li ñu naan en donnant la vie risque de perdre la vie c'est autre chose parce que boobu problème moo da ngay accoucher courant coupé mais groupe bu ci poste bu ci ne dañu laa jox groupe électrogène bu bees donc ñun xam nañu bien vrai que suñuy moyen limité na mais nag dinañ ko def ci li nga xamante ni mooy nos priorités waaw boo xoolee mais ci formation les jeunes amal nañu benn GFA benn ONG boo xamante ni ci Covid bi rek ñu leen di féliciter aussi parce que ñëwoon jàppale woon na te dafa nañu formation presque 45 jeunes ci wàllu électricité jeunes yooyu ñoom ñëpp génn nañu ak seen diplôme donc la commune moom réalisation ba ci comme ni ngeen ko waxee ci wàllu assainissement ci côté Ramblay li ñu ciy def te loolu dañ koy def malgré rek pour soulager la population mais nekkul loo xamante ni moo mën a régler situation bi parce que pays ville boo xamante ni assainissement bu manqué na fa lu ñu mën a def lu dul tibb grain de riz wala latérite sec parce que loolu mënut a téye ndox mi mais du tere caniveau yi fi nekkit chaque année la commune dina ñëw curé ko chaque année te li ma lu ci nekk dama naan image yaa ngi fi ñoo nga xool parce que dafay baax it yéen taskati xibaar yi loolu ngeen di ko mën a am dinañ dimbali parce que ñoo bokk réew mi aussi. loolu moo war a tey ñu dalal la. waaw boo demee Dala Sompaté bi. Dala Sompaté bi dafa naa ne li ci commune bii daj depuis ñu nekk commune d'arrondissement. depuis temps régime bi fi nekkoon muy PDS ministère bu mu concerné rek bu mu nawet Moussa jot di nga ñëw ànd ak ñun def tournée. ñu yóbbu la Dala Sompaté fi nga xamante ne mooy suñu problème nga xam ne bu tawee bu xëynee sax dañuy tiit. bi ci des boulevard bi jëm xel ga ku ak fil haute tension yooyu fi ne que vraiment Sénégal tam aussi vraiment ñu lancé wàlle crier pour appel aussi état pour ñëw parce que population bi ñu ngi souffrir loo xamante ni boo fa demee seeram dafay daw yóbbu ànd nañ fa ak préfet ànd nañ fa ak gouverneur mais xam nañ ni c'est des gros moyens foofu moo ko war a régler te ndox mi ngi def foofu dégâts yoo xamante ni mara dégâts xanaa Promoville bi laalu leen yéen. non Promoville bi am na tuuti lu mu laal mais lim na yàqal sax bari na aussi parce que bu ñu xoolee tali bi nekk R100. dégg ci bi ñu ko fi arrêté mat na lu mat 4 ans ou 5 ans mais bi ñu nee dañ koy reprendre ci veille hivernage bi mais bi mu tawee arrêté nañu gis nañ dégâts yi mu nekk dafa nekk léegi. moo tax ñuy soññewaale di crier parce que ñun du question sànni xeer mais dafay jaadu ñuy yooxu ndax suñu population ndax lu leen dal ñu sentir ko. loolu moo tax ñu ni nag. vraiment diggante yooyu war nañ ci mën a taxaw parce que ñun mënuñu xam démembrement de l'État lañu ku fi ñëw ci ñun nga war a jaar ñu xamal la lii mooy jafe-jafe askan wi parce que suñu proximité ak ñoom mate na ko Dala Sompaté comme ni wax c'est des milliards moo ko war a defar parce que def nañ fi tournée waa ADM ak yëpp Ageroute tous les services yi nga xamante ne moom la concerné ak ministre yi mais bu ñu ñëwee wër def programme ñu bind mais terewul ñu li ñuy wax lépp def rapport yaa ngi fi mais ba nëgë ni des na donc moo tax bu nawet jotee ñun ñooy dem ak nos maigres moyens curer canal bi parce que boo demee ci grille avaloir bi nii la doy ci grille boo xamante ne war na mat ay dañ ko war a def genre pont ñu bàyyi ko loolu mënul fexe ba jàllale ndox mi moo waral bu tawee dëgg Sompaté yu bari dañuy génn dem ci école yi wala dem ci yeneen dëkkukaay waaw.
daanaka daal bu ñu seetloo daanaka bilan bi jeex na wala am na lu des. bilan bi des na. bilan bi xam nga lii ma bind lépp. fu ci ne dama fay jël rek wax naa la éducation. wax la santé. te naa volet sport bu ñu demee. c'est defe naa ni damay li ma wax nag je le parle sous le contrôle de ci ñi yëngu ci wàllu nawetaan yépp ci wàllu sport parce que champ de course yi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee Ndiaw ma Code. am nay jamono. sport Ceeswaay yi jaaxle woon fu ñu koy defee Lat Joor bi ñu ko fi tëjee kenn dematul fenn mais ci lañ xool nag ñu ni attention nañ defar Ndiaw ma Code champ de course defe naa bi ñu koy defar boobu am nañ ci nag vraiment gis nañ nit ñi xam ne nag xam nañ dëgg suñu yéene ci commune bi xam nañ itam li nga xam ne moom li nu war ñu ngi ciy def suñu kemtalaay kartam kenn mësul xalaat ni dañ fa def dina am ay lampe ay projecteur dinañ fa fobal am def fa terrain bu nu gasane woon ca temps yooyu ñun ñoo ko fa def ak des grilles de protection dafa naa nekk na loo xamante ne nag ci monde sport ñu kenn nattable ko année yooyu ñoo ko sauvé nañ ko fi ba léegi ni bàyyiwuñ ko ba ren ji def nañ grille de protection yoo xamante ne dama naan wëral le département boo doo ci génne 5 te bi bokk ci loo xamante ni uniquement pour askan wi la parce que ku ne xam ne itam jeunesse bi dañ ci am wàll te bokk na aussi itam loolu ci ASC ci suñu compétence moo tax ma ne secteur boo xamante ni suñu dañ fa war a intervenir rek dañ fa def nañ fa suñu kéemtalaay kàttan. te di fàttali tamit Ndiaw ma Code doon stade communal rek waaye stade national la ndax course hippique yi fa dañ koy amalee. tout à fait parce que gis nga course multifonctionnel stade dama leen ni suñu yéene am nañu partenaire sax aussi boo xam te ne ñaar dafa réussir dafa sotteegul mais ñu ngi ñaan yàlla mu sotti parce que am nañu fi partenaire bu jóge ba États-Unis Pape nan comment ça s'appelle mi ngi dëkk côté Fayu dafa naa ni foofu la nekk mi ngi nekk ci benn ville bu ñuy wax Denver Colorado aux États-Unis ñëw na fi ànd ak partenaire am na tam ay tëkk yu fu ma sa ñëw pour ñu wax leen fii parce que dafa attan lu bari mën na nekk complexe multifonctionnel comme boo demee États-Unis nga dem ay Madison Square Garden la mu am la mu abrité fii mën na ko def mooy li ma ne ay xel dong la junne du ko defar yàlla du wàcc naan teg leen fii xel yooyu yàlla def na am na fi il faut que ñu xam li nga xamante ni mooy développer réew ñu am volonté bëgg ko def parce que affaire bi volonté la mais bu volonté bi xam ne lii mën nga ko kii mën na lii ñu boole loolu tabax réew ñu mën a avancer loolu moo war tax man la ñun li ñu def ci loolu ci sport bi te ñooñu bu pexe yooyu sotti woon dinañ fi defar stade boo xamante ne day nekk da nga naan stadium Square Garden la. d'accord bu nekk. donc bi nga dem ci wax naa la soo demee ci assainissement yaa ngi ko tudd léegi ci ak route yi ak yooyu. les routes dafa am route yoo xamante c'est des routes classées yoo xamante ni du suñu compétence. tali yoo xamante ni ça date depuis kenn xamul jëlal bi ci njëkk mooy nga dem booy dem angal ma la jëm buntu depot xoolal foofu ni mu dégradé impraticable nit mën na fa jaar guddi sax ma nga dem kàmb yi te dafa yàgg na boo xoolee nii de pôle yi mu am moo tax ma naan damay lancer wàlle tam appel la population parce que dinañ def loo xamante ni sax xamuñu la leen cay fekk ëllëg parce que li ñu naan ku mer rek sànni xeer wala taal pëna ñëw jël pën yi teg ci tali bi taal mu nekk goudron bi rouillé nekk pax te li ñu naan l'eau c'est l'ennemi du goudron su ñëwee gën a gas léegi bu paree nga yuuxu ni tali yàqu na nangam là aussi am nañ ci part de responsabilité nañu bàyyi xel ci ni am na yoo xamante ni sunu alal la te ëllëg bu amee nu mu mel ñun ñooy taxaw di ko yox te fekk ñoo ko def loolu moo waral tali yi nga xamante ni dafa yàqu min ñu wut grain de riz ak ciment ak yépp soo demee parce que du suñuy compétence li ñu war mooy bind dem Ageroute dem naa bind naa lu ci den dama naan dem naa bind naa parce que loolu comme ñoo bokk secteur bi dafa nekk loo xamante ni te ci ñoom la dépendre ñun li ñu mën wax ni lii moo nekk ci suñu commune loo xamante ni nekku fi jaaduwu fi te war nañ ko mën a defar donc comme yéex nañoo ñëw nag ñuy lancer appel bu ñu déggee vraiment nañ ñëw defaraat tali yi parce que boo duggee ci tali yi vraiment métti goo xamante ni mi ngi yàq oto yi da ngay dugg ci kàmb sa carter toj wala sa cardan yàqu wala sa boîte déboîté
mais loolu lépp su boobaa nag nga bëgg a jël yëf yi sippi ko maire bi loolu moo tax ñuy dem ñun di jéem a rakiste di wut ciment ak grain de riz boobu commencé ko ci route boobu bu Mosante ak bi dugg Cité Senghor te noonu la ñuy def de chaque année noonu la ñuy def. yaakaar naa heure bi bu ñu ko toppee dina am tuuti si heure bi bon socialement comme li ma wax rek def naan chaque année am nañ commission sociale am na président bi monsieur Cissé bi adjoint au maire dafa naan social li ñu ciy def ci wàllu ndimbal bu ñu toogoon fii même moom bu toogoon di leen limal di ñu def ci social ngeen xam ni ñun bépp tâche boo xamante ni ci sunu compétence la bokk ñu ngi ciy def suñu kemtalaay kartam bi ci njëkk la mairie est ouverte pour tout le monde ba nañ ko ba bi gën a kii itam muy ñun amuñu sax audience ku ñëw fekk ñu fa dañ la déglu parce que fa ñu toog dañ naan population bi mën na fa teg li may wax je le parle sous le contrôle de ñi may déglu ñëpp aw ma audience ku ñëw fekk ma fa dugg dama lay déglu parce que fa ma ne yaa ma fa teg dinaay fa di wax rek bala ngaa ñëw xañ ne woma pour nga bañ faa tardé mais socialement li ñu ci def ba chaque année muy koor muy tabaski ba ci mbënn mi liñ ci def ci séddale ay kit ci boutique yi ci jàkka yi ci population bi ci wàllu dund ci ceeb parce que lu war man ay 30 tonnes liñ ci def vraiment ak ñi ñu dimbali aussi ñëpp itam bokk ci commune bi ñu lancé wàlle appel ñu lancé profité wu ci occasion nuyu wàlle leen sant leen parce que am nay bonne volonté yoo xamante ni nekk nañ ci commune bi ñu déggee ñëw nañ indi seen dimbal ni joxe waale leen parce que ku jaaxle ci mairie bi nga jëm xam ne du am na yoo xamante ni duñ bëgg ñu tudd seen tur mais bu ñu waxee dinañ xam mais nag vraiment ci côté social chaque année muy tabaski ba ci tabaski rek plus de 25 millions yooyu dégagé nañ ko di ko joxe donc vraiment d'accord te ba pare ASC sport bi comme li ñuy wax ba ci ASC yi nous avons 43 ASC comme li ma ne ni xoolal budget bi ñu am ak li ñuy réalisé nga dem ci ASC yi 43 ASC ñoo ko fi ëppale phase nationale yi chaque année suñu commune am ñu dem comme ASC R100 defar R100 ba bërki dem ba ci mujj le président commission sport est là bi mu cité Lamine dem nañ fa yëkkati ku ci ne enveloppe 500 000 jox la ak jafe-jafe yi ak booleeg dotation ASC yi chaque ASC bu mus ba ñu fi toogee ba léegi ni comme nawetaan bu am rek ASC bu ne dañ la jox 100 000 francs boole ko phase kii parrainage final yi ak phase ñi dem phase dañ leen di jox ak final zone A yi donc loolu la commune mi ngi def des efforts yoo xamante ni donte ni lu nu war la xañ na tam nit ñi war nañ ko mën a comprendre sali ko pour dañ ko wax pour mu leer pour ñu xam ni li ñuy def donc comme nag am nañ occasion nag ngeen dinu laaj damay jàpp ni bu ngeen laajee dana war a wax waxuñu ko pour leneen xañ na ci jamono yi politique la nekk jamono yi leneen mais am na jamono yi ci ginnaaw politique xew élection dara xewul woon terewul ñu daan def mais nag moment pour na nit ñi xool ni nag tey bu ñu toogee di wax dana war a wax pour ñu xam ni kat lii ak lii waaw. d'accord yaakaar naa Ousseynou muy bilan boo xamante ne mën nañ jàpp ne bilan bu am solo la wax dëgg mu def ko juróom-ñaari at yu nga xamante ne jot na ko nekk ci boppu maire est bi mais sama question bi day ñëwaat jàpp nga ne sa xel mën na dal jamono ji ba tamit ndax yow candidat nga encore une fois de plus ci maire bi. fàtte naa des na tam ak kii non parce que comme moom am na occasion bi ma laaj une heure de temps la ñu am mooy profité waaw ba tey yenn saa yi nga ñambaas yàqul seet comme ni ñu koy waxee parce que boo demee balaabe problème mu cimetière Sénégal Thiès dañ ko jànkoonte xam nañ ni loolu moom lu nu mën a def dañ dafa war a bokk ci li njëkk ndax moom àla kulli ni moom kër gu mujj kenn du ci mucc kër gu mujj te gis nañ ni yi fi nekk yëpp fees na ba mar détail def nañu conseil municipal ba am doo def délibération bu am approbation de préfet pour mën a yokk cimetière yi fii ci balaa bi presque 3 hectares loolu aussi bokk na ci suñu projet ba dégager un enveloppe de 20 millions loolu ci projet yi la bokk donc kon fii ñu nekk li ñuy def xañ na di ngeen dégg mais li ñu naan weddi gis moom bokkul man maa toog di wax ak yéen
te lu ci ne dañ la naan ma nga ne dema nga xool parce que nag Sénégal foofu la ñu toll. ndax ku wax rek dañ naan politicien la mais nag li nga bu ñu ñëpp yam bu ñëpp yamee am ñu gën seen cër man bañ naa ci loolu. nga laaj leneen li ci des bi ci des itam peut-être wàllu partenariat. ñun am nañ fi coopération boo xamante ni li ma wax la ñun li suñu dox bi ñu doon dox ci bitim réew amal la nañu njariñ parce que tisi nañ fa ay relation expérience bi te taxi. soo demee Maroc. dem nañ Maroc ak dëkk bu ñuy wax Fiqh Ben Zala. le président ak ñoom ay province lañu am. on les appelle des présidents. jóg ñëw nañ fii bi ñu fi ñëwee ñu doon tissé benn coopération pour affaire agriculture ak élevage. ku ne xam ne ni Maroc am nañ ci avancement. boo demee soow mi sax da leen di jaaxal. mais mi da leen di jaaxal te pourtant am nañ soow. boo demee da ngay dégg ñaar boo demee daara côté soow mi ni muy mel da ngay waaru. duñ def lu di ko tóor ak la ne. ñëwal ci côté mango ji. bu mango jotee xool ni mel. te mën ñoo réaliser dara nag ci loolu. te mango li mu mën a defar bari na. te lu day ñor ba ñu koy nëpp ñu koy tuur. moo tax ma il est temps ñu taxawaat seetlu expérience yi ñu am dafa war a jaadu ñu mën ko exploiter ko nag il faut que ñu l'état dugal ci loxoom. dimbali nu parce que liy doxal réew yomb na. liy doxal réew yomb na. mais nag ma del siwaat ginnaaw ni 60 ak léegi ba léegi li fi changé bariwul. wax ji moo ëpp. bien vrai que am na lu ñuy def. donc ñun suñu yéene suñu commune bi bu nu bàyyi wa yombal la nu vraiment ci côté administration ak yooyu. dina nekk loo xamante ni mën nañ fi def lu bari parce que boo demee ci yeneen nga di tukki dem ci yeneen gis communes yi. da ngay xool communes yoo xamante dañuy autonome. vraiment da ngay xool ni commune bi da ngay dugg ci génn gis mel ni concurrence yi. donc dafa jaatu ñu décentraliser fi ci lépp pas mu yem ci wax. bu ñu ko defoon kon ndege ni dañuy nekk ñu loxo état lañu. ndimbalam la ñuy doon ay tànkam lañu. parce que ay démembrement de l'état lañu. am nañu xalaat bi am nañu yéene bi expérience mi ngi fi. bi ñu demee foofu ñooñu bi ñu ñëwee dañ ñu ngi fi ñëwoon bay màggal il y a 5 ans ci ginnaaw. bi may dell ci ñoom la commune bi muy dell ci ñoom dañoo tout le bureau municipal y compris le préfet le représentant de l'état ku ñuy wax maire moom boobu moo fi nekk ak directeur ARD parce que ñooñu seen xel ARD ku ne xam na lan mooy rôle am ñoom lañ dépêché dem bi ñu demee ñu def fa tournée 10 jours ci tool yi ak ci nag yi mais mu nekk loo xamante ni lañ man dama yéemu bi mu dugg ci benn tool boo xamante ni 100 hectares la nga xool benn tronc d'arbre bu orange mandarin ma xool ko ma ni mais lii lan la war mun bii rek dina peser 100 kilos ci fruits yi fa nekk boo ko wittee mat na 100 kilos te nii la doy ma ko mais lan la ñuy def ñun ba am lii mu ni ma su ngeen amee ndox ak suuf parce que ndox ak suuf lañuy am ak ndox mooy bay mais te dafa naan suuf ak ndox manqué wu fi parce que ñoom seen problème mooy ndox pour ñu am jot ndox mooy problème mu Maroc loolu def naa ko fi archive yi mi ngi fi bi ñuy waxee loolu ñu ñëw fii ñun leen d'accord ñun biir commune Thiès amul suuf mais nos collègues maires yi nga xamante ne ñoo nekk ci département bi ñoom lañ njëkk woo invité leen comme le maire de Ndiayène Sirakh ay Thiénaba ay Kër Moussa yeneen yooyu yëpp la ñu woo parce que ñoom am nañ espace ñu woo leen salle de délibération tegal leen projet bi ñoom ñëpp ils étaient prêts pour joxe seeni suuf lan moo gàllankoor li la ko gàllankoor bi côté administration lenteur administration encore parce que li ñu war a def topp ci ay kayit yëpp ñun def nañ li ñu war a def ba yóbbu lépp déposé ko aux affaires étrangères malheureusement mu yeex ba nëga ni mais ñu def loolu ñu jógeeti fii ma dem fi Pontedera en Italie comme li leen wax am fa le maire ñu am fa coopération ba nëga ni mi ngi dox parce que am nañ bibliothèque virtuelle boo xamante ni c'est des enseignants 43 000 volumes langue bu nekk boo tàppee da nga koy mën a muy arabe muy olof lu mu mën a doon boole ko état civil informatisé ko ba sunu officier d'état civil fi mu ne day consultant la ci wàllu informatique wàllu état civil dans tous les communes yi nekk ba Kaolack Kayar fu ci ne dañ koy woo donc kon la mairie am na lu mu dox c'est que nag xam ne nag bariwuñu coow lool mais li ci am solo à l'heure du bilan ñu mën a am lu ñu wax kenn du ci weddi dara
d'accord kon yaakaar naa ñoo ci politique bi bëgg nga doon wax. non moom kay 10 minutes sax te seewuñu fi mu toll nii moo tax dinañ si ñëw xam naa mooy dernier point bi mais dañ bëggoon xam ni ma sama question bi rek mooy ñëwaat sa xel dal na ba nga mën a ba nga war a mën a présenter waat ngir daganal baatu askan wi. waaw comme loolu nga wax noonu. xam nga da nga ni sànq da ngay ndax da ngay présenté waat. foofu du ma la tontu waaw ou déet pourquoi parce que dañoo am. parti loolu waxu jàmbur la du ma wax waaw du ma dégg. waxu jàmbur la de am na waxu kan la parce que dañoo am parti. ba pare ñu jóg nekk ci coalition. parti bi waxaguñu lenn. te boole ci nag nekkuma ci n'importe qui parce que je suis responsable. je suis le coordinateur de la commune de Thiès Est. depuis ma nekk fi ak léegi man la. kon am na loo xamante ni damay jàpp ni du sama cër. li ma nekk dama ko bokk ak ay nawle ñu nekk fi. ñoom ñooy xam ba xam nag en tant que responsable yi ñu doon ñooy natt xam ñun ba xam bëgg nañ ñu toogaat wala déet buñ la wóoloo daal yow tamit nga daal di waaw parce que bu boobaat day loo xamante ni ci parti bi ci réew mi dama ci bokk dama ci investir nekk ci nag koo xamante ni du ci jàmbur kon loolu moo waral nag su ma seqee nag ak ay responsable ci zone bu nekk ñu ne fa bokk ak ñoom liggéey bi booba ak léegi ñoom ñoo am sax baat bi sañ-sañ bi ci ñoom mais pas man waaye sa yéene mooy ñoom ñu wóolu la waaw buñ ma wóoloo bëgg ànd ak man toujours ñu continuer kooku parce que nit ki sa genn wàll nga moom li ci des yaa ko moom mais man ku ne xam ne ni du ma xëccoo parce que nag élection yi fi am yépp ba bi ñuy def renouvellement parti bi fii à Thiès ay secteurs lañ ko commencé. ñetti communes yi fi nekk. la commune de Thiès Est man maa fi nekkan ak ñeneen ñoo xamante ne tam doon nañu xëccu pour bëgg nekk coordinateur bi dem jëndi carte. que yeneen communes yi tam ñeneen nekkaan ko dem di jëndi carte pour des secteurs. je suis le seul boo xamante ni maa fi génne woon ak 111 secteurs. les chiffres sont là. parce que kii témoin la kii ma dendal. maa fi man 111 secteurs. loolu nag dama ko ñafe ñu jóge ci dem élection ma nekk tête de liste parce que c'est pas pour rien que ma nekk ëpp secteur ñu def ma tête de liste majoritaire ñu génn ñu gagné ñu ni dañuy def comment dirais-je dañuy def élection primaire carrément ñu def élection primaire pourtant bu ma duggoon dara mën naa perte foofu te élection primaire yi c'était contrôlé par le président Idriss Seck ñu def élection primaire mu génn avec majorité écrasante dafa naan loolu muy benn bu njëkk bi deuxième bi aussi la même chose bi ñu gagné ma nekk tête de liste ñu pare ñu def élection primaire kon defe naa ni nag man mooy ma la ni maa ngi tegee gul ci yoon bu ci ne rek donte ni bu nu ma jiitalee def ma tête de liste am na lu tax ñu jiitaleen ma parce que wane nañ ko. foofu maanaam yow daal bëgg nga daal. non déggoo man la sànq xam nga dama wax ni la. ñoom ñi ma nekkal xam nañ ni. ma toogaat fi. ak ma demaat samay activité parce que nag dama am activité. am yu doy yenn saa dañuy gis comme ku ci mel ni tey Moustapha Niasse moom dafa dem ba benn waxtu mu ne man daal mënut damay jox ñeneen. waaw Moustapha Niasse ak man c'est pas ba lu comparer c'est pas comparable. kon daal sa xel daal parce que nag à son âge dafa ndànk à son âge. c'est que man maa toll fi nii. ñii ma nekkal. lépp ci ñoom la dépendre. ndaxte kaay ma yilif la. kenn du ko wax kenn. kenn du kaay nga yilif kaay yilif moom moo gën a neex. assemblée ñoom ñi ma nekk ànd ak ñoom. tey nag sont des responsables kenn ku ci ne fa nga nekk da nga am lu fay peser. d'accord waaw kon nag ñoom. baat bi ci ñoom la des. d'accord parce que ma nekk ak ñoom ànd bu rafet. li ñuy réaliser itam ñu gis ko mu nekk loo xamante ni lu nu mën a wone la. ñu ni faa nga kenn du ko jeex. d'accord loolu moo waral. foofu mën nga dugg ci situation politique bi wala coalition yu bari nañu boobu mujjee bi rek moo yeewi askan wi mbaa yéen amul leen xeet ñaar ci élection yi di ñëw. non mooy comme li wax rek defe naa ni fu nekk mën nañ fa xalaat waaye wax dëgg yàlla parce que nag liy xew suba ak léegi ci kanam yàlla rek koo xam. mais li nga xamante nag ñun doomu aadama suñu ñàkk mat. ba tax na mën nañoo wax li ñuy xalaat rek la ñuy wax. gëm nañu ni bu wóor ni que fii ak Thiès. le parti réew mi. ak coalition bi mu nekk. wax dëgg yàlla xel mënul xalaat.
naan dañ fi am ku ñu ébranlé. gisuma ko. maa doon dem ba am excès de confiance tamit. mais non déggoo ma la. xanaa ki naan xam nañ gëm nañ yàlla parce que dañu lii xew léegi xaw ñu ko. kon bàyyi nañ suñu xel ci loolu. yàlla. donc du question confiance parce que excès de confiance mënu nekk mais nit ki tam li nga liggéey. moom ngay natt ba xam fi nga war a toll sa ngëm-ngëm. loolu la ñu pesé xam ni fii à Thiès parce que mun ñu laa limal lii. te li leer mooy li dañoo joxati rek par benn. jox la buñ la ko doon limal fii tey doo ci am looy nattable te lu ñu la wax lu ne dañ naan demal nga xool yi ñun nekk ñu ñoo xamante ne des politiciens dañuy wax rek pour kii askan wi de déedéet. foofu tey sa njàngat maanaam noo ko jàngatee tey ñi nga xamante ñoom ñoo ko composé waa Pastef waa PUR ak Khalifa Bougane Gueye est-ce que ñoom njaxas boobu daal est-ce que dina leen arranger carrément. waaw xam nga lu nekk xew na fi parce que gis nañ fi élection 2019 yi passé coalition bi ba ñëpp dem ba ca biir mu kàppati parce que nag Sénégal yi moom dafa naa wax bu gën a yomb ànd bu wër donc lu nekk mën na fi nekk mais li nga xamante ni moo ci am solo coalition mënul ñàkk gaa mais il faut que lu koy na ko bu ko dëggalalee xam ne ni mën a am njariñ mais nag dafay jafe pour kenn rek mën na nangoo bàyyi say intérêt pour keneen loolu mooy problème bi moo tax ma xam ni xañ na dina jafe parce que ñun mënuñoo wax loo xamante ni dañ naan bu ñu ñëwee ñu dee wala bu ñu ñëwee nangam fii à Thiès moom bokku ci fii au niveau de Thiès wax dëgg yàlla nag ñun moom ñu ngi sant yàlla bu baax que ni gisuñu koo xamante ni dañ fi mën a jaaxal dal na daal sant yàlla bu baax a baax a baax situation Covid bi. waaw Amidou xanaa balaa ngaa jàll ci situation dëkk bi rek xanaa benn mbir mu ndaw ñu seet na su commune dafa xaw a laal tuuti benn commune rurale bu ñuy wax Fandène. lan mooy seen relation exactement yéen a waa Fandène. waaw xam nga loolu laa sànq bi ni toog ñu ngi xalaat naan mën na ci découpage yi. parce que dafa nekk loo xamante ni loolu responsabilité état la. parce que nag responsabilité état la. parce que Fandène bu ngeen xoolee ni mu dugg ci Thiès boo demee fayu gii. da ngay gis ñoo xamante ne fii lañ bokk seen këyit fee la bokk Fandène la bokk ñi naan Kër Moussa ñi naan nangam. ba ci nga dem ci ZAC bi. donc loolu ñi nga xamante ni ñooy service yooyu comme lu mel ni cadastre ak yooyu. ñun wax naa ci ba tàyyi man dem naa ba tàyyi parce que boo mooy damay dugg Daaru Salaam ay côté si ñu naan la fii ci Fandène la bokk mu nekk lu ñu jaxal mais comme ñun du suñu loolu du suñu compétence. li ñuy wax mooy dem seeti chef de service bu nekk fële impôt mu cadastre gis l'inspecteur xam na ko mais day loo xamante ni mooy li ma leen lenteur administration moo waral loolu. waral jooy nañ ko wax nañ ko. mais benn service dafa naa la ñuy wax ni moom moo war a régler loolu lépp dans tout le Sénégal. ko xam nga kon loolu dafay il faut mu yeex. parce que loolu war na ci gën a mën a taxaw defaat limitation yi. ba kenn ku ne xam mais yenn saa yi dañuy am ay télescopage ci zone yi foo xamante ni dañuy mujj dem au niveau du cadastre pour ñu mën a xool lii fan la féete ak fan la bokk. dal nañu tout récemment rek ci benn station bu bees bu nekk fii ci yoon bi booy dem INDR. bu tudd Dia Oil donc buy implanté foofu benn dem na ba ci toll ci autorisation de construire fekk yëpp waa Fandène ñu fa doon jaar di gérer moom côté ci wàllu taxi yeeg yooyu quoi. bi muy autorisation ci la waa Karas xool xam ne ko fii sax ci Thiès Est la bokk. loolu moo tax man la loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko cri de cœur la bu ñu war a bu vraiment bu war a àgg fu nekk. pour que état moom it dugg def limitation en frontières yi entre les communes. pour war a mën a taxaw nga xamante ni yooyu nag war nañu ko dépassé. waaye musta indi problème mu suuf daal. musta indi problème mu suuf. mais bu amee kay mënu bañ a ñàkk problème day nekk loo xamante ni dañ dee taxaw ni ca kenn du xam foo féete. ñëpp taxaw loolu mooy problème bi. situation Covid bi maanaam noo ko jàngate tey gestion beeg yooyu noonu ak réew mi nu mu taxawee presque nu mu taxawee nii. xam nga moo tax ma commencé bi ñuy wax ñaan ci. parce que lii Sëñ Muntaxa Xaadim Rasul wax ni mbindeef mu yàlla indi la ñi wax ci diine ñëpp xam ni lii balaa bu yàlla indi la parce que Covid bi li mu fi def defe naa ni amul benn pandémie bu mu sa mel nii donc jaaxal na àdduna bi monde entier benn activité amatu bi mu soo commencé aéroport bu la woon ñëpp taxaw activité yëpp taxaw
loolu nag dafa jaaxal ñëpp kon donc maa ngi koo ñaan ak it def les mesures barrières yi ñu wax ba keroog yàlla di ko jeexal moo ci nekk nit ñi respecté vraiment mesures yi mais ñun suñu kemtal suñu kartan lépp lu ñu mën rek ci suñu kemtalaay kartan def nañ ko début bi wax naa la ko ci bi may commencé ci li wàllu gel wàllu masque wàllu ba ci wàllu propriété ci wàllu nettoyage ci marché yi moo war a lan marché xel gi bi marché musant bi la mbaar mi ban fa demee ak le préfet gis na mu mel mu leer ni fii ak lu la waay mën a wax day nekk saafara bu jur day yokk jàngoro rek mais du régler situation ci lañ gën a taxawee wax ak ñoom ñu ne ñu jëlee sa responsabilité en tant que maire pour ñu defar lii moo waral ci yooyu occasion boobu lañ ci am ba exploiter ko tey fii ne boo fa demee tey bokk na ci espace yi gën a moderne ci biir marché yi waaw donc Covid bi vraiment nekk na moom te daal nañu gën a ñaan gën a farlu aussi ci respecter les mesures di féliciter aussi ñi nekk ci santé bi parce que nag vraiment quoi qu'on dise les Sénégalais ay jàmbaar lañ ci côté médecine xam ne li leen manqué rek kooku ñuy jooytuwaale que état gën leen a bàyyi xel gën leen a jàppale vraiment ci jumtukaay yi parce que bu dee xel moom am na fi macha allah. d'accord xam naa Ousseynou heure bi moom daanaka jeex na. xojte ñu xanaa laaj bu ndaw rek comme tey bu yàlla defaatoon tey nga ñëwaat ci mairie bi lan mooy sa yéene boo xam ne am nga ko te jotoo ko motale ci mandat bi. merci beaucoup parce que loolu mooy perspective yi comme ñu ko doon wax. parce que dugg lañu ko woon ci boole woon nañu ko ci départ bi. te ñu daan ko fàtte kon dafay xaw a doy waar. parce que wax naa leen ni la am nañu projet. am nañu des comment dirais-je des programmes ay entreprises yoo xamante ni contacté nañ leen ak des bailleurs yoo xamante ni uniquement ci looy yooyu la di yëngatu mën naa joxe benn exemple nga jëm boulevard Parcelles bi boulevard bi may wax am nañ ci fond loo xamante ni dafa naa ni bu ngeen seetloon gis ngeen ñu defoon fa ay cantines yoo xamante ni c'était en bois la woon du lakk du maxe du taw ndox mënu ci dara ba commencé woon ko mais booba li ñun ñoo ko fi indi woon pour ak benn entreprise boo xamante ni ku ñuy wax Diarra je crois il s'appelle Clédor moom ak benn italien malheureusement en seen diggante la xaw ma la ko yàq man foofu lay mën a yem mais commencé travaux yi mu posé woon échantillon yi pour moo doon nekk 400 et quelques. su ma jumul am nañu ko tàmbali woon cotiser pour loolu sax. déglu du cotiser kooku actionnaire la woon rek pour 10 000 francs. pour genre genre caution xam nga 10 000 francs moom. ci loo xamante ni ay millions la. c'est rien du tout. mais ñoom it delloo nañ ne ko dégguma ko réclamer parce que ñoom entreprise bi la woon. foofu bi ñu koy commencé li ma gisam ak ni ñu waxoon projet bi Champs-Élysées da doon nekk Champs-Élysées bi nekk France ñun moom lañu doon am fii bu rafet parce que yéen boobu mais yàlla def na sutura aussi bi nga xamante ni entreprise boobu ak compagnie boobu am nañu difficulté ñun amaat nañu beneen opportunité boo xamante ni ak benn entreprise bu mag boo xamante ni doomu sénégalais la nekk France te bu ma waxee di mën a rek pour wane ni li ma wax lu am la parce que bi ñuy def appel d'offre bi ñu doon def souterrain bi place de l'indépendance bi ñu ko lancé ñu doon concurrencé ak ñoom Atepa Goudia bi kii ma lay wax tey ci la bokkoon moom moo ko gagné ñëw na ba fii parcourir na ko am na projet bu mu teg boo xamante ni bu ñëwee fii dama la naan parce que kooku fa mu nekk ci réew yi di fa jongante di fa def loo xamante ni lu mucc ayib la ci wàllu assainissement ci wàllu aménagement ci wàllu décoration ci wàllu xam nga donc loolu lépp kooku nit sama xarit la moo xamante ni maa ngi moom depuis xale ñëw na pare pour war fee investir kon nekk na loo xamante ni kon defe naa ni boulevard bi. bokk na ci seen yéene la. suñu yéene la moom pour ñëw defaraat ko. ak it des autres opportunités yoo ay pistes parce que nag xam nga li ñu naan mandat moom lu ci ne la nga ci war a def la nga cay def mais da ngay daal di yéene amaat programme mais amaat nañu yéene nag am loo xamante ni dinañ ko changer pour lépp pour gën a améliorer rek intérêt pour commune bi. parce que am na ay pistes ay aménagement ay quartiers yoo xamante ni tey mara day taal yi soo fa doon dugg tey bu fa dara xewoon vraiment musiba am kon yooyu dafa bokk ci programme xalaat noo xamante ni ñu leen war a aménager pour que au moins
nit ñi war a circuler librement incendie maradital lu mën a am auto sapeur pompier ambulance mën a dugg librement loolu bokk na ci suñuy programme parce que loolu dafay bokk ci doomu aadama bi mën a respirer mais am na quartier yoo xamante ne mu nekk ci centre ville bi boo fa duggee da nga naan nag déedéet waaw programme bi li ñu am moom bari na ci wàllu yokk éclairage bi ci wàllu parce que nag ak nouvelle technologie bi avec lampe LED yi ak yooyu yëpp bon parce que bu ñu xoolee ci wàllu éclairage li ñu ciy def te ba pare ci pièce de rechange li ñu ciy jënd mais mën ñoo fexe bu affaire bi normal parce que loolu tam c'est suñu digganteel ak Senelec parce que courant bi attanul li nga xamante ni moom lañ ko teg moo waral lu yëngutu rek loolu ci moo te mu lakk loolu tam dañuy cri de cœur bu ñuy def la pour Senelec digg ñu kooku c'est l'État pour ñu gën a améliorer kii Senelec bi parce que vraiment réseau bi màgget na diis na donc ñun li ñuy jànkonte lu ñu jënd monteet mu lakk te bu lakkee ñu ni maire kon maire yi moom wax dëgg yàlla sonn nañu nañ ñu gën a jàppale nañ ñu gën a dimbali suñu yéene moom defe naa ni li ñu leen wan bokk na ci ni am nañu yéene ndax li ñu yéene woon am na lu ñu def te wax nañ leen tam aussi li ñu envisagé mu bokkoon ci suñu programme yàlla nag moo xam lu fiy def suba lu ñuy def suba mais toujours am nañ programme parce que am nañu relation yu ko mat bu war a mën a gën a développer li ñu yéene. d'accord sëñ Ousseynou kon yaakaar naa wax ji matale na te waxtu yu ñu amoon moom jot nañ see laal sax boo xamante ne waxtu jàmbur la. di si jégal bu baax a baax. xam naa ñu bàyyi ko rek mu tàggoo bu doonul tàggoo incha allah. waaw kon ginnaaw bu ñu delluwaat sant yàlla bu baax ci bi ñuy commencé ni nga ko waxee woon. alhamdulilah di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu-sang yi di sant population Sénégal yëpp ak bu Thiès rawatina tam la commune Thiès Est. di commencé ci bureau municipal ba ci conseil municipal yëpp ba ci administration nga xamante ni lépp lu ñu liggéey ñoom. secrétaire municipal ak i agent ñoom ñoo ci ànd di ko def. donc di sant kilifa diine yi ak yu aada yi fi nekk yëpp. di wax ni di delluwaat di ñaanal rek jàmm yàlla may nu ñun ñuy jàppalante te dimbalante comme ni ko maam Abdou daan waxe donc parce que xol yi bu ñu àndee rek lépp mën a sotti te ñuy dox tam ci dëgg moom ak loolu laay mën a wax mooy li nga xamante ni mënu ko romb mënu am lu ko féete kaw il faut ñuy te moytu tam yàqante moytu wax loo xamante ni lu ñaaw la moytu jël sa doomu sa nawle di ci teg loo nga xamante ni du noona vraiment dafa jaaduwul kooku nañ koy moytu comme dañuy wax na ku julli jàmm ngay ñaan ak lu bëgg nañ koy def suñu koy def rek yàlla mën na may jàmm donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant aussi rajo bi yàlla na yàlla def mu nekk sëñ Babacar mooy defe naa ni moo porté émission bi journaliste yi ak ba ci femme de ménage bi gardien bi ak ñi nga xam ñoo fi nekk ñëpp ak ñi koy déglu yàlla na yàlla def mu gën a dem ca kaw a kaw ba def lu kawe seen njort parce que yàlla mën na ko parce que nag ay doomu aadama dañuy xalaat rek yàlla na yàlla dolli sutura sant ñi ma àndal aussi commençant par le président commission sport muy Amadou Faye vraiment taxawaayam ci wàllu communication du chargé de com bi mu nekk chargé protocole muy Samba si nga xamante ni du sax protocole moom dafa ma def léppam muy dikk may kilifaam mu def ma mag def ma lépp donc vraiment du tayel guddi ak bëccëg foo ko fëggee mu jóg donc ak ñu ñëwul ñëpp it ñu ngi leen di sant ñun daal suñu yéene mooy lii suñu responsabilité daal ñu def ko ci boo fa ko yàlla yam incha allah sëñ Ousseynou waaw jërëjëf Hamidou Pouye xanaa di wax rek ne kii di secrétaire municipal bi bëggoon na dugg am yenn kàddu yi mu wax rek waaye daanaka kii di monsieur le maire wax na lépp xanaa di gërëm mbokku auditeurs yeeg mbokku internet yi di leen wax ne
dig daje samedi bi di ñëw Hamidou Pouye. di la jaajëfal bu baax a baax sëñ Ousseynou jaajëfal tamit monsieur le maire Serigne Bassirou Diop maire Thiès Est moom it mébétam yëpp daal yàlla na ko yàlla sottil si rajo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu doon seen émission sama yéene di am fi si rajo Sen Vision Médias samedi mu nekk midi jàpp 13h Hamidou Pouye Ousseynou Diall dellu ko présenté di leen jox rendez-vous ba samedi bi di ñëw incha allah jërë ngeen jëf. doxinu réew mi le waaye it ñoom lan la ñuy yéene réew mi le ci émission boo xamante ne bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw ñëpp la fas yéene dalal ngir séddoog ñoom seen xam-xam ak Sénégal ak li ko wër sama yéene di émission bi nga xamante ne fas yéene taxaw temm ngir wane fësal ñi nga xamante ne am nañu ay mébét yi sell jëm ci gox yi nga moom la ñuy yëngu émission boobu le ñi leen koy digtal moo di Hamidou Pouye ànd ci ak Ousseynou Diallo ngeen mën ko am samedi bu nekk buy di jàpp 13h 6h Sénégal ngir déglu émission boobu le mën ngeen def www.senvisionmedia.com waaye it ngeen mën koo dégluwaat ci seen YouTube bi le ak la rajo Sen Vision Média kumpa jeex na ci àdduna bi le man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam